asalaamaaleykum mbokki internet yi ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar rawatina yéen mbokki abonné yi Bataaxal TV deuxième vague de contamination moom mooy li nga xamante ni professeur Seydi ak ñi nga xamante ni seen xam-xam yëngu na ci wàllum santé ñoo ngi koy tiit ci askan wi ak mbas mi nga xamante ni moo ngi yokkuwaat. kii di ministre de la santé bi fi nekkoon Abdoulaye Diouf Sarr itam àdduna jëmale ci mbir moomu dinañ si ñëwaat ak yéen ci kàddu yi nga xamante ni professeur Seydi ak kii di Abdoulaye Diouf Sarr yëkkati nañ ko daal di ko jëmale ci xeex bi nga xamante ni war nañ koo amaat pour jëlee fi mbas mi. ki nga xamante ni moo di Serigne Modou Kara itam ginnaaw kàddu yi mu yëkkati juge bi nga xamante ni moom moo yore l'enquête boobule wax na ni altine bii ci lay joxe li nga xamante ni moom mooy inculcation 43 personnes yi nga xamante ni ñoom lañu accusé woon ci mbir moomulee dinañ si ñëwaat ak yéen waaye laata loolu lañuy tàmbalee ak ki nga xamante ni mooy Pape Bouba Diop ancien international sénégalais bi nga xamante ni moom moo dëddoon àdduna ci dimanche ji ñu génn tey ji nag ñu doon ko amal hommage fële ca AIBD aéroport international bu Diass foofu mooy lieu bi nga xamante ni fa lañ doon tappale Pape Bouba Diop raaya bu mujj ci dundam. ñi nga xamante ni nag ñoom ñooy génération 2002 bi nga xamante ni moom Pape Bouba Diop moom moo marqué woon histoire boobu ak but bi nga xamante ni moom la dugaloon France contre France di but boo xamante ni mu nekk but historique nekk premier joueur sénégalais bu dugal en coupe du monde. génération bi nga xamante ni ñoom la doon joué ndool foofu nag ñoom ñëpp ñu ngi ànd ak xol bu tiis ak naqar ak li nga xamante ni moom mooy ay rankoñ yëkkati ay témoignages yu daw yaram jëmale ko ci kookule. am na ñoo xamante ni sax gëj nañ leen a gis ci génération boobule waaye ñëw nañu daal di ànd ak président de la république daal di rendre hommage à la nation bi nga xamante ni ñoo ko doon tappal kii di Pape Bouba Diop. message bi nga xamante ni génération 2000 bi yëkkati nañ ko jëmale ko ci Pape Bouba Diop ak ñi nga xamante ni ñoom ñooy waa famem kii di El Hadji Ousseynou Diouf moom moo doon lancé message boobule moom jàpp na ni liggéey ak nguur gi nga xamante ni Pape Bouba Diop amaloon na ko daanaka moom rek moo ko mérité te li nga xamante ni moom mooy raaye biñ koy tappal mérité na lu ko ëpp ndax nekk na gaynde goo xamante ni jom ak fit ak ngor gi nga xamante ni moom moo ko tënkoon moo tax ba daf daan marqué li nga xamante ni moom mooy seen ndaje yi ci vestiaire yi rawatina ci biir terrain bi ba tax na moom El Hadji Ousseynou Diouf jàpp na ni raaye buñ ko tappal rek moom mérité na lu ko ëpp kii di président de la république Macky Sall moom nag ginnaaw hommage bi mu rendre Pape Bouba Diop wax na ni décidé na daal di tuddee musée bi nga xamante ni moom la ñuy tabax foofule sa Diamniadio ñu tuddee ko Pape Bouba Diop musée football bi nekk foofule sa Diamniadio kon président de la république wax na ni turu Pape Bouba Diop moom lay wuyoo musée boobu mu ngi nekk fële sa Diamniadio. bu ñu sukkandikoo ci kàddu yi nga xamante ni président de la république Macky Sall yëkkati na ko wax na ni fii ak délai bu néew rek dinañu yëkkati loolu nga xamante ni moom mooy musée boobule. ñii di Henri Camara Kalidou Fadiga Pape Sarr Mamadou Niang ñoom itam àdduna nañu daal di jëmale ci Pape Bouba Diop daal di am ay kàddu seede jëmale ko ci joueur boobu nga xamante ni tey jii moom moo fi dëddoo ñoom ñëpp nag ñu dëppoo ci jom ak fula ji nga xamante ni moom Pape Bouba Diop amaloon na ko te daan na ko incarné lépp ci défendre couleuru équipe nationale du Sénégal. ministère des sports Augustin Senghor itam àdduna daal di jëmale ci mbir moomu di rëccu li nga xamante ni amul joueur bu mel ni Pape Bouba Diop ci effectif am ci giir gi nga xamante ni moom la nekkee ci bopp ministère des sports. Idrissa Seck moom itam nekk nouveau président conseil social et environnemental itam wax na ni Pape Bouba Diop war naa nekk modèle courage ak engagement du devoir bi nga xamante ni am na ko ci couleuru équipe nationale du Sénégal. kon loolu mooy kàddu yi nga xamante ni am na foofule ci ndaje moomu pour témoigner courage ak li nga xamante ni moom mooy détermination du joueur bi fi jugee di Pape Bouba Diop yi nga xamante ni nag moom moo yore woon kàddu famille bi mu ngi moom àdduna daal di jëmale ci mbir moomu di remercier ñëpp ñi nga xamante ni ñoom ñoo taxaw Pape Bouba Diop depuis ba mu feebaree waaye depuis bi mu fi jugee ba léegi ak li nga xamante ni moom mooy taxawaayu président Macky Sall ak gouvernement bi pour daal di koy indi foofule moom nijaayu Pape Bouba Diop ji àdduna ci turu famille bi di remercier ñëpp waaye itam di seede courage ak détermination ak li nga xamante ni moom moo doon discrétion wu joueur bi fi jóge di Pape Bouba Diop ak bëgg gi nga xamante ni moom la bëggoon ay waajuram yi doon wuyoo ci turu Malick Diop ak Fatou Sylla ñoom ñooy doon ay waajuru Pape Bouba Diop kii di nijaayam nag mi ngi témoigner taxawaay bi nga xamante ni moom Pape Bouba Diop amaloon na ko ak discrétion ak gëm yàlla gi nga xamante ni amaloon na ko depuis bi nga xamante ni feebar bi moo ngi ko doon xeex ak moom ba léegi
waaye itam ñi nga xamante ni ñoom ñooy ay famem di njabootam doomam ak jabaram itam ñu ngi woon foofule seen ndaje ma di teewe témoignage yooyu nga xamante ni moom lañ doon amal ak dernier raaya bi nga xamante ni moom lañ doon takkal ancien international Sénégal bi di Pape Bouba Diop. ñu dellu siwaat ak yéen ci mbirum Serigne Modou Kara ak li nga xamante ni moom mooy 43 personnes yi nga xamante ni ñoom la ñu arrêté woon. bu ñu sukkandikoo ci information yi nga xamante ni Libération joxe nañ ko wax nañ ne juge bi yor mbir moomule altine bii nag ci lay inculpé maanaam leeral li nga xamante ni moom moo dox ci diggante 43 personnes yooyu ñu xam ñak lañuy tëj ak ñan la ñuy libéré ci mbir moomule waaye itam dinañu leeral ñi nekk ci ginnaaw maltraitance séquestration ak mbirum drogue boobule. kon altine ji ñu jëm ci la mbir yépp di leer ci mbirum centre de redressement yu Serigne Modou Kara yi. mbas mi nga xamante ni nag ñëpp jàppoon nañ ni jeex na ba ñëpp daal di bàyyi seen loxo ci mesure de sécurité mesure d'urgence yi nga xamante ni mesure sanitaire yi nga xamante ni ñu ngi ko doon amal pour xeex mbas mi kii di professeur Seydi nag mi ngi lancé waat benn appel chef de l'État ak ñi nga xamante ni ñoom ñoo fareti gouvernement bi waaye ñii te takk der yi tamit ñu gën a exigeant ci takk masque yi ci milieu yi nga xamante ni fa lay nit ñi di daje ak marché yi ak fépp foo xamante ni rek nit a ngi fay daje ndax ñoom am nañu ak ragal ak tiit ak njàqare ci deuxième vague de contamination bi ak ni nga xamante ni moom la virus bi di propagé wu ci jamono ji ñu nekk surtout cas communautaire yi nga xamante ni ñu ngi bari boole kook cas importé yi nga xamante ni ñu ngi jugewaat fépp ci frontière yi. ki nga xamante ni nag moom moo nekkoon ministre de la santé Abdoulaye Diouf Sarr moom itam àdduna dal di jëmale ci mbir moomule di sàkku ci population sénégalaise bi ñu gëmaat amaat taxawaay pour ànd ak acteur de la santé ci xeex mbas mi mu jóge fi ba nit ñi mën a ànd ak xel mu dal. ñu jàll ak yéen ci ki nga xamante ni moo di Mo Gates nekk ki nga xamante ni moom la nit ñëpp teg ba waykat yi di ko way ñi nga xamante ni ñoom ñooy géwël yi di ko tagg moom Mo Gates nekk ki nga xamante ni moom mooy nouvelle pépite bi nga xamante ni moom mooy milliardaire bu bees bi nga xamante ni moom mooy wër ci soirée yi di battre ay billets moom nag wax na ni amul lenn loo xamante ni moom la namm ndax fortunam maanaam xaalisam mi ngi toll ci 130 millions de dollars bu ñu ko xaymaa ci franc CFA mu ngi nekk 80 milliards franc CFA kon wax na ni lépp loo xamante ni rek moom moo ngi koy xalaat wala lépp loo xamante ni bëgg na ko day jénnee xaalis rek ñu réaliser ko amul lenn loo xamante ni moom lay namm. mu mel ni kan moom Mo Gates bi nga xamante ni moom moo juróon yenn coow ci diggante yenn artistes yi moo ngi wéyaat ba léegi di bëgg a fësal li nga xamante ni moom mooy am-amam.